Mbacké Seck salaamaaleykum. aleykum salaam Babacar. ràññee nañ la ci wàllu xeex lu jëm ci aar lépp lu jëm ci gàncax ak li mu làmbool mala yeeg ñoom seen bala ñoo xuus ci yi nga xam ni sax moo yëngal dëkk bi fan yi dañuy njëkkee mbirum Hann baie de Hann di tefesu Yarax gi ak tuyau boobu ñu naan collecteur ba déparé Fann wutali Yarax nga xam ni toll na ci 4,000 mètres maanaam 4 kilomètres yéen collecteur boobu da ngeen ni fi mu toll nii bokk na ci li yàq baie de Hann beeg mbalit ma cay jaar di teer si ca géej ga foofa ca tefes ga. waaw jërëjëf Babacar mbiru tefesu Yarax ëlëm na Sénégal ëlëm na àdduna bi ëlëm nañu ba gouvernement Sénégal France jàppale ko Hollande jàppale ko ñu nar a jël lu tolloog juróom-ñeent fukki milliards ak ñeent 79 milliards jagleel ko tefesu Yarax li yàq tefesu Yarax nag dafa nekk benn canal benn tuyau bu jógee Colobane ñu tuddee ko canal 6 bi jógee Colobane nag dina def lu tolloog ñeenti téeméeri mètres 4000 mètres soog a ñëw tefesu Yarax diggante Colobane ak Yarax nag zone industrielle moo fa am ay zone artisanale bu mécanicien nekk la zone bu nga xam ni ay quartier spontané dañ fa nekkoon ñooñu ñëpp jël seen mbalit di ko xëpp ci canal à ciel ouvert canal à ciel ouvert mooy mbalka mu nga xam ni day dem géej directement te dara muur ko nit di si teg seen bët mu jàkkaarloog asamaan si loolu moo andi canal à ciel ouvert mooy comme bi jaar buntu lycée Blaise Diagne dem Soumbédioune mooy yi nga xam ni moom la ñuy gis Tëngéej mooy li nga xam ni nag mooy canal 6 jóge Colobane dem tefesu Yarax di andi mbalit mu bari parce que canal boobu ñu ngi ko tabax 1955 donc am na juróom fukki at ak juróom canal boobu di andi mbalit ak ndox mu bon ci tefesu Yarax loolu moo andi suñuy coow fan yi. léegi lu jëm ci wàllu bee boobu xam na ne amoon nay coow mu tardé daanaka ay at lépp fukki at ak juróom ñu waroon tànn li entreprise bi ñu koy jox mu amoon coow ba ARMP duggoon ci léegi jox nañ ko entreprise léegi li ci des mooy liggéey yi kañ lay tàmbali. waaw liggéey yi dina tàmbali normalement mois d'août bi passé loolu le directeur Sakho mois d'août bii ñu jëm loolu le directeur Sakho wax barki dem ñu koy gërëm di ko sant nag parce que bi yëf yi tagee metti au niveau de l'ARMP daf ci wane fit ak njàmbaar gu am solo ñu naw ko ci nag trop ànd ak moom ci loolu taxul bu nekkee jubóowuñu tam ci benn point comme ñuy ànd ñu waxante ko li tardé loon mbir mi mooy entreprise yi saa yu ñu joxe woon marché bi jox ko benn entreprise am ku bañ kooku di bañ nag loolu mu doon andi mooy kii maa ko gën a néew njëg mais ci néew njëg bi du loolu lañ doon séntu dañuy séntu ci entreprise yi war a liggéey baie de Hann ñu respecté loolu ñuy woowee programme drive hollandais yi nga xam ni ñoom ñoo ñëw remplacer banque européenne d'investissement hollandais yi bu ñu dugalee fenn seen xaalis dañuy bëgg entreprise yi yore liggéey bi ci wàllu environnement wàllu ëlëm bi ñu respecté yenn normes yi parce que du da ngay wut xaalis rek gagné marché ñu jox la ko mais li ngay gagné marché dafa fekk yow respecté nga environnement ñun tey loolu lu ñu bëgg ONAS def ko ci baie de Hann bi parce que dañu gis ni malgré travaux yi tardé na mbir yi am na 20 ans bi ñu njëkkee def conseil interministériel 2002 la bi ñu signé xaalis bi 2010 la boobu ba léegi mbir mi taga témbe mënul démarrer pour attribuer marché yi rek jël na at yu baree kañ lay démarrer waa Yarax waa Thiaroye waa Mbao waa Dalifort jàqoon nañu mais alhamdulilah Hollande ñëw na mottali xaalis bi ba ñu signé convention yi ba attribuer marché bi entreprise bu nga xam ni Ludwig Pfeffer la tudd entreprise allemande la ñu yaakaar nag que dina démarrer août bii ñu jëm parce que yàggoon nañu wax décembre lay démarrer pendant juróom-ñaari at mu ne dañ lay wax baie de Hann décembre lay démarrer ba ñun ñu def ni sax c'est le rocher de Sisyphe du démarrer jamais mais alhamdulilah direction bi def ci liggéey bu am solo ñu gërëm leen ci nag ànd ceeg ñoom mais fii ñu toll nii suñu jafe-jafe ak ñoom mooy li ñuy woowee canal 6 parce que gëstu yi ngay gis ci baie de Hann yëpp dañ lay wax canal 6 moo gën a tilimal baie de Hann parce que dafa bari mbalit mu nekk ci biir canal bi te mbalit moom bu tawee day jubal directement géej bu duggee géej kenn dootu ko mun a génne xam nga misaal bi ñuy joxe mais responsabilité nit ñi. askan wi itam ci li sakk canal bi mbalit ma dugalu fa boppam nit ñaa ko fa dugal. d'accord naa ak yow ñun dañuy naan suñu kaasu café sànni ci mbedd mi naan suñu mbuusu ndox sànni ci mbedd yi boo defee attention ci booru marché yi am Dakar yëpp canalisation ONAS yi fa nekk dañuy éclater parce que nit ñi amuñu bonne habitude amuñu bonne pratique
sa mbuusu ndox da nga koy sànni sa pot kaasu café da nga koy sànni mu dugg ci système bi yàq ko bii tam même chose parce que ay garage lay romb ay quartiers yu amul système d'assainissement tey boo rombee ci autoroute bi di nga gis oto mbalit yu fa taxaw di for mbalit ci autoroute bi loolu kenn daa mësu ko gis parce que quartier yi doon sotti mbalit ci canal bi amatuñu accès ci canal bi ndax terre bi ñooñu dañuy sotti mbalit ci autoroute ba ñaari oto moo ko war a jël ba UCG ñëw def fa benn point de collecte pour te dire mbalit mu bari mu doon dem ci canal 6 bi nit ñi ñooy yàq canalisation yi nga xam ni moom la ndox mi war a jaar parce que canalisation boobu dafa màgget je dis date de 1955 ensuite ñu surutiliser ko kër gu benn nit nekkoon juróomi étage ñoo fi nekk léegi ñoo ñëpp branché à l'égout donc réseau bi dafa màgget c'est un réseau vétuste surutilisé et nit ñi dañu am ay mauvaises pratiques. mauvaises pratiques yooyu moo tax ci wàllu woowu sax ña dëkkee ci tefesu Yaraax gi itam am nañ responsabilité ci melokaanu tefes géej gi ndax lu ñu fa defi milliards lu ñu fa defi projet yi gën a mucc ayib ci àddina te comportement yi itam changé wul ci nit ñi ni ñuy doxalee ci kaw tefes gi itam du sotti. waaw loolu def nañ ci jéego yu am solo ci waxtaan ak nit ñi parce que ñun bi ñuy gën a nekk ndaw kër goo dugg Yaraax du am siwo wala mbuus bu ñuy def mbalit benn paan lañ doon am rek mbalit mi ak ndox mi nekk si loolu amatul bu njëkk nit ñi dañuy sotti seen mbalit ci géej gi léegi def nañu restructuration ñu ngi ciy gërëm président de la république ba oto mbalit bi dina ñëw ba booru géej donc sotti bi demeetul noonu li ñu gën a rey nag mooy canal 6 bi nga xam ni sur 4 kilomètres mbalit mi daf fay dajaloo at mi yëpp ba taw bi ñëw 15 août puus ko géej te mbalit moomu su duggee géej dootul génn dimanche 5 juin def nañu opération ci tefesu Yaraax ñu ngi génn ci biir géej gi ci benn 800 mètres ñu ngi fa génne 148 pneu yi du nit ñi ñoo ko sotti mécaniciens yi ñoo ko sotti ci biir canal 4 canal 6 ndox mi puus ko géej bu demee géej gi téye ko séddale ko ci tefes gi. même problème canal boobu lan mooy solution canal 6 boobu ngay wax lan moo ko mën a saafara ba mbalit yooyu yëpp du demati géej. gëstu yi nga xam ni def nañ ko ci dañu wax ni canal 6 ci cadre projet baie de Hann dañ ko war a tëj sakk ko arrêté ko complètement fermé ko mais loolu ci juróomi at la mais diggante juróomi at yooyu naam ONAS def na effort ci curé at mu ne mu ñëw ngàcc ko dindi mbalit mi mais ndox mi bu ñëwee la fa des ci mbalit wala ndox mi buy dugg ci canal bi déchets résiduels yi nekk ci côté bi ndox mi daf koy dugalaat ci biir canal bi puus ko géej bu duggee géej nag géej gi téye ko soo xoolee tefesu Yaraax sur 100 mètres ci biir géej gi dafay ñuul kukk parce que loolu yëpp mbalit mi moo ko def tapis géej gi su yëngatoo génnewaat ko séddale ko ci tefes gi donc c'est un grand problème loolu moo taxoon nag population Yaraax cotiser ku nekk génne sa ñaar dërëm sa ñetti dërëm ba jël benn grille ñu tuddee ko dégrilleur mu téye mbalit mi ci biir canal bi après ñu mën ko jël si malheureusement ONAS nee na grille boobu baaxul te depuis 65 ans defuñu fa lenn lu mun a téye mbalit mi ba du dem géej parce que nag boo identifier ni lii mooy source problème da ngay andi solution la ñu fa def ñun dégrilleur lañ ko tuddee boo xoolee dégrilleur mooy li nga xam ni ci bassin de rétention bi nekk zone de captage gannaaw CTO am na ñaar ju fa nekk di liggéey pour mbalit mi bañ a dugg ci réseau bi soo demee bassin wu projet bi nga xam ne moo jógee Technopole jaar Dalifort jaar dem tefesu Yaraax am na fu nga xam ne dañ fa def dispositif pour mbalit mi bañ a dugg ci canal bi soo demee ci centre d'épuration wu Cambérène dafa am ay dégrilleur pour suuf si ak xeer yu ndaw yi bañ a yàq système bi mais lan moo tax ONAS bàyyi mbalit mi muy dem géej ci canal 6 depuis 65 ans defuñu fa dégrilleur lan moo tax nous on n'a pas compris bi ñu gisee nag lii mooy jafe-jafe bi population Yaraax si la ñu jóg cotiser nit ku ne joxe ñaar dërëmam ñetti dërëm ba ñu am lu ëpp 2 millions ni dañuy defar lu téye mbalit mi foofu la ONAS waxee ni baaxul ñun même bu baaxul parce que techniquement mënuñu werante ak ñoom dañuy war a proposer alternative bu nga xam ni dañuy fexe ba 2020 mbalit mi du dem géej parce que nit ñi am nañu passeport boobu que 2020 mbalit mi du dem géej parce que Sénégal bëri na problème environnement ñoo ngi ci problème littoral bi ñoo ngi problème Ndingler ñoo ngi ci problème mu Oryx yi ñoo ngi ci problème mu Cap Manuel aujourd'hui ñun taluñu problème mu dégrilleuru Hann ñun amuñu jotu nekk conflit ak ONAS ak autorités yi te li ñu ci confirmer mooy boo ubbee code de l'environnement soo ubbee constitution du Sénégal soo ubbee code de l'assainissement soo ubbee code de l'hygiène code yooyu yëpp dañuy tere ku jël mbalit sotti ko géej donc canal bi nekk ci responsabilité autorité yi bu nekkee depuis juróom fukki at ak juróom canal boobu mu ngi sotti mbalit mi géej donc am na système bi fu ci am faille loolu nag la ñu bëgg ñu rectifier ko en 2020 parce que mënuñu jël
79 milliards pour setal tefesu Yarax alors que mbalit mi mu ngi jaax ci canal 6 naam def nañ ci ay effort parce que kiiré nañ ko ñaari yoon mais 2020 bii ñu ne ñun d'accorduñu mbalit ne serait-ce que benn butéelu ndox jaar ci canal 6 dem tefesu Yarax parce que génnee nañ fa bërki démb 148 pneu te boo fa demoon tey ba géej gi nekk marée basse li ngay gis ci pneu dafay ëpp. waaw bu ñu jógee foofu dem ba boori Pikine ndax wax ngeen ni arène nationale bi bokk na ci li nar a lor nit ñi ci bu taw bi bëri ren nee nañ taw day bëri daaw gis nañ conséquences yi déjà ci ña dëkkee ca wet ga est-ce que loola yéen ñi seen xam-xam màcc ci wàllu woowu yéen a ngi koy jàpp ba léegi wala am na lu ci tane. waaw xam nga arène nationale fi mu nekk bi ñu koy def dañu ci xeexati ci attirer ci attention autorités yi ni leen choix bi ça ne respecte pas les normes environnementales parce que arène nationale bi dañ ko def ci zone bu nga xam ni zone humide la yàlla mi dara teewul président Macky Sall bi ñu ko falee acte bi mu njëkk a jël mooy moo jël zone boobu def ko réserve urbaine des Niayes pour wane soloom ci wàllu ëlëm bi biir Dakar daf ko ériger en réserve naturelle urbaine et ses dépendances muy ñaari lac yooyu nekk Maris donc wane na importance foofu ndox mi fay taa day permettre picc yi ñu mën a naan picc yi ñu am biodiversité parce que microclimat bi nga xam ne moom moo am ci zone des Niayes boobu dafa am solo te bu nekkoon lutte contre les inondations rek at yi amuñu ko woon donc foofu dañu war a bàyyi maar bi mu recharger wu ba rôle bi nga xam ni war na ko jouer sur le plan de la biodiversité mu jouer ko réellement parce que bassin de rétention la bu yàlla gasal boppam ci diggante ñetti département Pikine Dakar ak Rufisque si juróom-ñetti commune ñu ngi wax léegi ci journal bi bassin de rétention yooyu nekk Jidda Caaroy Kaw xale yi di ci lab ñax mi nekk fa te loolu état bi moo ko creuser pour lutter contre les inondations alors que fii dañ ko war a préserver et loolu boo ko xoolee nga seet ko diggante cité Faysal ak buntu technopole bi am na ñaari conduite yuy jëlee ndox mi ci technopole bi di ko yóbbu tefesu Yaraax alors que zone boobu dañ ko war a préserver pour permettre à Dakar de respirer parce que ci wàllu changement climatique muy dëkkuwaay ak li ko wër coppite yooyu nga xam ne mooy tàngal àdduna bi dañuy wax infrastructure verte mu mel ni forêt de Mbao mu mel ni parc de Hann mais mu mel ni zone technopole boobu dañ ko war a saytu toppatoo ko mu nekk réserve urbaine ba boo fa demee fu mu nekk nii di nga fa fekk lu tolloog fanweeri eaux et forêt yu nga xam ne dañuy protéger zone boobu li am solo daal mooy problème mu environnement yi bari na Sénégal te suñu dispositif juridique suñu dispositif législatif may nañu ay textes yu nga xam ni dañ ko war a saytu dañ ko war a toppatoo. Il faudrait que gouvernants yi nag di déglu population yi dans les solutions. Justement sànq yaa ngi junj coowal gazelle oryx yi jur coow ministre environnement ak yeneen ministre ñu ne surtout moom dafa jël ay oryx ca réserve bu nekk ca Ranérou indi ko ci ferme boppam ba ñaar sax dee ci yow naka nga gisee coow loolu en tant que kuy défendre environnement ak lan moo ci war a tegu. waaw loolu mënoon na ñàkk mais dafa bokk suñuy pratique yàlla ñi mu dénk daraja Sénégal ku ci am ñaari kër sa ñetteel bi kër da nga koy bëgg a def tool bu mag a mag a mag boo fàttali ko plan REVA bëri na fi kilifa yu fi nekkoon dañoo wut ay domaines yu ba ngande diggante Thiès ak Dakar def fa ay ranch def fa ay ferme wut ay rab nag ay Autriche ay gazelle ay oryx def ko seen biiri tool loolu am na dëkk yu mag yu mel ni Afrique du Sud yu mu am mais ñun bokkul suñu culture rabu àll boo koy transporter am na condition de transport war nga ko nelawal war nga takk bët yi war nga fexe ba diggante bi nga koy yóbbu bu mu am stress bu ko mën a rey d'abord bu mu am benn jaaxle wala njàqare bu ko mën a rey donc mbiru oryx yi ñu ngi koy regretter bu baax a baax a baax a baax et ñu bëggoon aussi ñaan autorités yi ñu déglu population waa Ranérou yi nee na ñu ramener oryx yi képp ku nga xam ni amoon nga ko mun nañ la ñaan ñu delloo oryx yi seen milieu naturel bu nga xam ni acclimaté wu nañ fa parce que lu ñu andi 99 Sénégal mu nekk des espèces rares war nañu fexe ñu toppatoo bu baax ba Sénégal nekk benn dëkk bu nga xam ne nit ñi dañ fiy ñëw jël si oryx boo xoolee suñu parc forestier yi amatul dara boo xoolee parc Bandié aussi bëreetul animaux dafa war protection de l'environnement ni ñu ko bindee suñu constitution bépp xeetu code ñu am ko bépp convention ñu signé ko Sénégal autorité yi jàppale population yi ñu waxtaanee environnement ba mën ko respecter littoral bi ñu ngi jooy ñi dëkk Cap Manuel ñi ngi jaaxle est-ce que danañ ko jël wala duñ ko jël
conflit yooyu dafa bari ba dañ ko war a trouver solution ñun waa BDA. est-ce que ay solution dafa war a am ci mbirum gazelle oryx yi nga xamante ne ki ñu ci njëkk tuumaal ki ci gën a fës yi ministre de l'environnement Abdou Karim Sall ndax dafa war a am ay sanctions ci mbir mi. waaw war nañu gëstu mbir mi xool nan la demee ak ndax respecté nañu li ci loi wax wala respecté wuñu ko bu ñu ko respecté wul war nañu képp ku nga xam ni lii nga ci te respecté woon loi ñu daan la. bon parce que Mbacké Seck bu weesoo li ñu la ràññee ci wàllu aar environnement li nga doon écologiste itam da ngay politique yaa ngi bokk ci parti bi ñu naan réew mi bu Idrissa Seck ci Ndakaaru yaay kilifa gi parti boobu réew mi waaye lii fi xew yëpp ci Sénégal fan yii déggee su leen ci officiellement ci parti bi Idi moom kenn déggatu ko Ndengeleer a ngi fi Oryx yaa ngi fi yeneen ak yeneen cellu googu moom lu ko waral. waaw xam nga dañuy wax bu wax ju bari doon joxe cër mbaam kenn du ko ëpp cër te bu yëfi nee tekk da ngay daan tekk ba tekk wan la yoon wi Idrissa kenn xamee ko ci wax ju bari jëfam moo ëpp bu ñuy fàttaliku rek bi muy nekk premier ministre moom moo njëkk a tiim carrière u Thiès yi ni leen lii day yàq alam bi day yàq environnement bi ñëpp di fàttaliku aussi position yi nga xam ni dina ko jël wala parti bi jël ko saa yu réew mi tollee fi nga xam ni ñu ngi ci cadre yi ñu ngi ciy xalaat pour liñ ciy wax nekk lu wér parce que kilifa warul waxantu kilifa kenn waru ko gàggante kilifa li muy wax daf ko war a teg fu wér te ñi nga xam ni ñoom ñooy cadre parti bi ak secrétariat national bi ñu ngi gëstu. est-ce que li ñu naan jël seen i position ci mbir yooyu est-ce que li ñu naan Idrissa Seck jamono ji mi ngi jëflante ak Macky Sall ci suuf waralu ko est-ce que loolu itam dëgg la am du dëgg mën nga ñu ko leeralam. waaw mënuma ko firndeel parce que parti bi waxagu ci dara lu leer mais li ma xam daal mooy pour Sénégal dox Idrissa du ci def compromission pour Sénégal jëm kanam Idrissa du ci parparloo du ci am waxu suuf bu bëggoon dugg ci gouvernement wala nga xam ne bëgg na complot ak nit xëy na du daj li nga xam ne daj na ko Sénégal diggante 2004 ak 2020 mënoon na dugg ci ay gouvernement mënoon nekk ci ay position mais li ko ñor mooy saafara jafe-jafe yi nga xam ne askan yi moom la ñuy dund dëkk ci wër déglu leen déglu àndul ak wax. mais askan wi ñu ngi ci mbas coronavirus booba léegi nit ñi di faatu kaay di gën a bëri kenn déggu ko ci. dégg nañu ko ci parce que bi président wootee woo kilifa réew mi yëpp. boobu lañ ko jëlee dégg nag. waaw warul wax nag lu ko gêné warul wax lu nga xam ni day gêné stratégie ak politique yi nga xam ne ñu ngi koy def fa nga xam ni moom dénk nañ ko ci bopp moomeel muy département de Thiès lépp lu war département de Thiès ci wàllu Covid bi def na ko ci ay nitam a ngi ko ciy def loolu moo ëpp solo ci wàllu taxawaay. bu leen Macky Sall woowee ci gouvernement bu yees bi ñuy laam-laamee di ngeen ci duggam. waaw day laaj waxtaan day laaj gëstu day laaj seetlu. taxaw seetlu loolu de mooy waaw. déet waxuma waaw Babacar wax loo ma lu ma wax loo lu ma xam jërëjëf Mbacké Seck jërëjëf El Hadj Ndiogou Diène jaa ngeen jëf mbokk yi yéen doog jàmm